alhamdulilah ñi ngi sant yàlla bu baax di julli seen Yàlla sallallahu alayhi wasallam di gërëm suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim di am mbégte bu baax ci teew bi ngeen fi teew waaye tamit di am sant yàlla ci dogalam yim def ci diggante ñeent fukki guddi ci tey ñu gis damm-damm yu rëy yoo xam ne du ma wax ne ay bànqaas mais ay garab lañ ci Medina Baye Kafountouki Medina Baye Kaolack damm-damm yooyu ku mel ni suñ yaay Fatmata Zahra ak suñ baay Papa Cheikh Ahmed Tidiane ak suñ baay Cheikh Mouhamadul Makhtar Niass ñoom ñëpp di njabootu Cheikh Ibrahim Niass ñeent fukki bis yi guddi yi moom nekk na lu métti ci umma bi yëpp ci tarixa bi rawatina ak ci faydu bi waaye nag Baay yar nañu ci alhamdulilah macha allah alhamdulilah ala kulli haalin dañuy sant yàlla donte nag suñ rongo ñi moom mu ngi fees dellu suñ bët yi suñ xol mu ngi fees waaye nag ñu ngi koy gërëm ci lim def di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla leeral seen kanam ak seen gannaaw waaye ñu des ak barke bi damm-damm la waaye lu mënta ñàkk la Cheikh Ibrahim Niass wax na ne dee moom lu mënta ñàkk ku nekk na ko waajal xanaa kay miin gi miinoon jëmm yi ak liñ nekkoon référence suñ kanam ñu doyalu guñ ci jàng ñu dem dafay métti parce que kenn umpalewul ne yaa Fatmata Zahra bu ñu lay nettali ci ndawam nu mu nekkoon ak baayam di ko liggéeyal ba mu jox ko Seydina Aline mu tourné di liggéeyal bàyyi ci Seydina Aline di liggéeyal borom këram tey loolu yëpp feeñ na loolu référence bu rëy la ci jigéen ñi ñu xam ne tey ku bëgg a am doom ji mel ni Imam Assane ku bëgg a am doom ji mel ni Imam Cheikh ku bëgg a am doom bi mel ni Cheikh Mouhamadul Maay Cissé ak ñu ñëpp ñu mel noonu dëgg-dëgg am nga référence bu mat référence muy Fatmata Zahra loolu moom mooy méttitu xol bi bu demee dafa may métti dañuy métti parce que suñu référence dem na ku mel ni Papa Cheikh ak Cheikh Mouhamadul Makhtar nga xam ne ci seen jikko yu rafet ak ci seen tabe ak seen laabiir ak yërëm doomu aadama yi miskin yi di jooy alxuraan di jooy xam-xam di jooy buur yi di jooy baadoolo yi di jooy ci seen taxawaay ci askan bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci mbindeefi yàlla yi ndax mbindeefi yàlla yi ñooy alalu yàlla ñooñu kon ngëneel googu dëgg-dëgg moom la ñuy jooy parce que dëgg-dëgg suñ demee rek seen jëf yooyu dinañu manqué waaye nag jooy ngir ne ñu ngi leen di naqaru luñ dem xam nañ ne dañoo noppaliku lu Cheikh Ibrahim Niass waxoon rek ba ko waa ji ñëwee ne ko man dama amoon ñëwetal pour di la jaale sa mag ji Mouhamadul Zeynabu mu ne ko maag sama mag ji dafa mel ni dañoo nekkoon ci kaso rek ñu libéré ko mu dem kon ñoom àdduna bi kaso la ci ñoom dañ doon liggéey rek waaye nag yàlla dimbali leen ñu nekk ay njabootu Cheikh Ibrahim Niass nekk ay doomu wëlliw nekk wëlliw Kamal kon ñooñu dëgg-dëgg tiituñ seen mbir waa xanaa kay méttulu ci nam mel ak seen jëmm yu ñu dul gisati loolu rek la waaye ñu ngi ci profité di jaale umma bi yëpp di jaale tariqa tijaan ak mboolem turuux yi waaye tam di jaale xaasatan pay bi di jaale kilifa yi ki nga xam ne moo ci jiitu tey mooy Cheikh Mouhamadul Maay Ibrahima Niass nga xam ne mooy xalifa tey Cheikh Ibrahima Niass ci àdduna bi yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko tawféex yan bi yàlla na ko yàlla yanal la boppam yàlla na ko yàlla téyalal boppam yàlla na oyof ci moom yàlla dimbali ko ay rakkam ñu mën a continuer liggéey bi parce que mbiru Cheikh Ibrahima Niass moom li ñu wax rek su bato demee rek gaal costé waaw kon ku dem rek Baye Niass day ñëwaat ak ci beneen melokaan ñu ngi ñaanal yàlla Pape Maay yàlla may ko ndam ci liggéey bi te am nañ ci yaakaar bu rëy rëy ndax topp na ci tànk ay magam topp na ci tànk baayam ku baayam gërëmoon la koo xamante ne baayam yàgg na ko wax yeewul yee nit yi te am nañ yaakaar ne dina yee ñëpp ñu loon nelaw sama genre yi kon yàlla na ko yàlla dimbal ak ay rakam ñu ngi jaale taalibe yëpp di jaale kilifa yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw sëñ bi mu mel ni dëj boobu noonu dëj bu xaw a bëri mbooloo la parce que gis nañ ni xalifa bi mu fu bàyyeekoo malgré nekk nañ ci benn contexte wàllum feebar mu nekk coronavirus tax ba
ñenn ñu bëri sax diggante frontière yi ñu xaw koo tëj waaye teewul ni waa Nigeria Ghana Angola Burkina Faso France waa Soudan Arabie Saoudite dagg nañu yitte yëpp ñëw son excellence aussi nga xamante ni moom moo jiite réew mi fii ci Sénégal di nekk Moussa Macky Sall moom it dagg na ay yitteem ñëw jaale si kon donc dëj bu siiw la dëju international la ndax bu ñuy xool kii sanc Medina Baye nga xamante ni nekk na morobu international gis nañu kilifa yi daggee fu ne ñëw waaye taxaw seetlu bi si kollukaay yi am malgré naqar bi biñ koy méttulu gis nañu ko ni jàpp nañu ni sax autorités yi dañ leen xaw a yàpp ndaxte Kaolack këpp nit ba fiy juddoo rek mbaa nga xam ko rek gis nga ni depuis 1960 wala depuis 1980 ba 2020 Kaolack changé wul même visage bi la même tête yi nga xamante ni ñoo ko jiite heure bu président dikkee rek am lum ñu dig waaye ba léegi Kaolack waaye gisuñu ko parce que def nañ fi conseil des ministres ñu dig Kaolack ay milliards et milliards waaye ba léegi gisuñ dara benn xarkanam bu soppeeku boo ko jëlee si ba soor ba Medina Baye yoon boobu yëpp gisuñ dara lu soppeeku du usine du infrastructure du dara léegi daal moo ñu sa xaw a jaaxal mooy heure bi ñëw rek dañuy gis route nationale bi pax-pax yi nga xam te ni moo fa nekk ñu koy ñëbal di ko defaraat loolu en tant que citoyen modèle ban kàddu moom nga ci yëkkati. waaw xanaa sant yàlla di delluwaat gannaaw tuuti ci li nga wax mooy gis nañ yàlla feeñ waaye bu mu feeñoo ci dëju Papa Cheikh bi nga xam ne dëggalaat na maqaama Cheikh Ibrahim ne moom kilifa international la koo xam ne ku universel la ñëpp ko bokk foofu lay taxaw seetlu mooy di sant yàlla ñun taalibe Cheikh Ibrahim Niass yi nañ sant yàlla bu baax ci yàlla ni mu feeñoo ci sun kilifa muy Mawlana Cheikh Ibrahim Baye waxoon na ne moom dafa judd rek am fatu mu ngi ko fekk ci laytaayam mu ne ba mu amee fatu boobu lu ko dëggal mooy góor yàlla xëy bi yëpp ñëw nañ jaayante ak moom ne ko yaay suñ kilifa wax boobu tey dëggu na ci dëj bi dégg naa ni di naan l'islam drapeau forolte na ci Médina dëggal ko ba kilifa réew mi président Macky Sall wax ko loolu yàgg am la waaye dafa door a feeñ ku xam maqaama Baye xam li ci xew ci xëywu xam nga ne roxoy sell yëpp Medina Baye la ñuy fanaan fa la ñuy yeewoo roxoy sell yëpp ci àdduna bi Medina Baye la ñuy fanaan fa la ñuy yeewoo waaye nag su fekkee ne yàlla maylo nga yi dox ci agenda wu yàlla doo ko mën a gis waaye ñuy dox ci agenda wu yàlla xam programme yi nga xam ne moo nekk ci calendrier yi yàlla gi ñoom xam nañ ne góor yàlla yëpp Medina Baye la ñuy fanaan fa la ñuy yeewoo waaye nag ci seen tajali zoxoor yi bis yu mel nii da koy dëggal ba xalifa Baye Niass génnee won nañ ne mboolem xalifa yëpp xalifa Baye mooy seen xalifa moo tax tey nga dégg Afrique Europe Asie fu ne ngay dégg ay kaddu waaye ay jëf ba ay millions yi nit ñoo xam ne sax ñëwuñ mais def nañ salaatu xeeb ya boo xamante ni ne toog fuñ ne di jullee néew ngir lan ngir barkelu ci dëj bi gëm na ne kii di Cheikh Ahmed Tidiane Al Khalifa tey wax nañ ne nga fekkee jullee néewum rek yàlla jégal na sa baakaar yëpp man dama wax ne nga gisoon ko rek wala nga dégg turam rek yàlla jégal na sa baakaar yëpp ñenn ñi bëgg a tawasul ci loolu bëgg a barkelu ba tax ñu ñëw déplacé wu pour ñoo fekkee julli néew boobu pour yàlla jégal baakaar yi kon nga gis ne deem gi rek jalaal la goo xam ne dafa mujj jur jamaal moo tax ñun waa Kër Baay suñ jalaal dafay mujj jur jamaal parce que jalaal la naqar la mais mujj naa jur jamaal mooy feeñal na ci ñenn ñi nga xam ne dañ doon nelaw te war a yeewu bàyyi na leen yeewu leen xool leen sama mbir mi kon tey ñu ngi sant yàlla ci loolu dee bii tey jur na jamaal tey ñun ñëpp taale bàyyi sant nañ ci yàlla wane ne maqaama Baye bis mu nekk yàlla mu ngi koy dëggal te incha allah rabbi noonu lay continuer bis dana ñëw ñu loon nelaw yëpp dinañ yeewu xam ne mbir mi li ñëpp di loon wuti di taxoon yàlla bind doomu aadama yi mooy ñu xam ko kenn moo koy joxe ci jamono ñuy ba àdduna du tukki kenn la muy Cheikh Ibrahim ku jokk ci moom rek ci nga am ku jokkul ci moom doo mus am loolu di nga sonn ci lislaam di nga def ci lépp di nga sonn ci tarixa yi di nga sonn ci lépp waaye nag pour nga njëriñu da ngay nekk ci ronu Cheikh Ibrahim Niass te loolu yàlla dëggal na ko ci dëj bi kon loolu ñu ngi sant yàlla bu baax gis nañ aussi tamit ci loolu comme ni nga ko waxee li jëm ci Kaolack damay wax ne benn cri de cœur la ci képp kuy Kaolack wax naam kilifa yàllaa koy tànn muy suñ président de la république Moussa Macky Sall ñu ngi koy ñaane yàlla defal ko tawféex
ba tax kilifa buy ñëw war nañ ko teertu war nañ bale war nañ defaraat loolu kenn werantewu ko je suis parfaitement d'accord kilifa buy ñëw ñu wane ne kilifaa ngi ñëw waaye lu jiitu loolu dafa nekk lu war ci képp koo xamante ni ne doomu Kaolack la nga nekk kilifa ci Kaolack ñu jox la lépp lu jëm ci doxalin Kaolack war nga bàyyi xel ne am na ñu la fi teg mooy doomu Kaolack yi ba li la war ci defar bul xaar ba ki la dénk fii di ñëw nga koy def pour ne moom kat mu bég ci yow am fi mu lay xoolee te moom mu bég ci yow kat Kaolack bég ci yow moo gën président de la République bég ci yow parce que président de la République nguuram gi du continuer mais souveraineté Kaolack moom day continuer parce que Kaolack bis bu ne ñu ngi am ay doom Kaolack yu juddu bees bu fi président Macky Sall jógee les Kaolack la resteront toujours Kaolack waa mais le président de la République ne restera pas toujours président Macky Sall du des mukk nekk di président mais Kaolack waaye dañuy des nekk di Kaolack kon balaa ngay defar président pour mu bég fexeel bégal sa askan bi ñu la teg ci kanam ne la yow lañ yaakaar yow la ñu wóolu confiance dafa rëy responsabilité bu rëy la war a doon ci confiance boobu ñu jox ko kon li may seetlu mooy ñun ñëpp xam nañ ne dafa laaj xalaat bu xóot ak benn introspection bu doomu Kaolack yëpp war a def pour nan la ñuy def ba développer Kaolack umpale wuñ ne Kaolack tey la am téeméeri at ak ñett yu manqué ñetti weer parce que novembre bii di ñëw la Kaolack di am 103 ans léegi 100 ans 2017 lañ célébré 100 ans de Kaolack 100 ans du 100 jours 100 ans c'est pas 100 mois 100 ans téeméeri at du téeméeri weer téeméeri at du téeméeri bis kon Kaolack waroon na àgg ci âge sagesse Kaolack waroon na àgg foofu 100 ans sagesse moo war a génn waaye tey xoolal Kaolack mu ngi ci benn pax boo xam ne ba léegi génnu fa ci domaine yëpp nag Kaolack dafa war a nekk benn poumon économique ci àdduna bi waxuma ak Sénégal mais ci àdduna bi ci côté yëpp nag soo demee ci côté religieux dafa war a nekk benn ville touristique religieuse tey nga xool ku mel nii Médina Mawlana Cheikh Ibrahim waxuma la dara Médina Mawlana Cheikh Ibrahim mais xoolal Léona Niassène xoolal tey Porokhane ci côté religieux xoolal Taïba Niassène xoolal Porokhane xoolal Léona Niassène xoolal Médina Baye suñ génnee Médina Baye nga xool Porokhane li fiy jóge par at di fi jaar di dem Porokhane li fiy jóge par at di jaar di dem Taïba Niassène te Kaolack la ñuy jaar rawatina ak Médina Baye bi nga xam ne plus de 20 nationalités ñu ngi fay yeewoo ci côté Afrique de l'Ouest bii rek plus de 20 nationalités soo ko tënkee ci Afrique yëpp ñu ngi fay yeewoo waxuma ak ci Amérique waxuma ak ci Europe ñoo xam ne dañuy ñëw di jàng ci alxuraan tabax fi ay kër investir fi am fi ay doom loolu atul bu rëy la ci ñi nga xam ne ñoo dirigé Kaolack ñu investir ci Kaolack ba mu mën a nekk benn cité boo xam ne wala benn ville boo xam ne maanaam touristique religieuse lay doon tabax fi loo xamante ni nit bu ñu ñëwee danañ am xememteem yàgg fi mais su fekkee ne amuñ ay infrastructure amuñ ay places yoo xam ne gan mun na fee yàgg dañuy ñëw dem seen yoon waaye xoolal port de Kaolack tey buñ ko aérodrome Kaolack suñ ko defaroon nuñ ko waroon defaroon jël suñ lépp suñ moyen jéem ko taxawal dana permettre ñu bëri chaque jamono ju nekk rek weer ba weer wala semaine ba semaine di nga gis ñoo xam ne seen mbëggeel ci Cheikh Ibrahim dina leen jaral ñuy jóge fu ne di ñëw xadara jumaas di delluwaat wala ñëw di ziyaras dellu siwaat waaye faute bu ñu amul fu ñu wàcc moo tax dañuy toog at ba at ñu door a ñëw kon lu mu mënoon jur ci économie kenn xam lu mu toll xoola port de Kaolack ñaata oto ñoo jógee Mali ñaata oto ñoo jógee Gambie di dem ba Dakar di jël bagage yi kon buñ ko liggéeyoon rek day gis ne tey day nekk pour mu développement économique boo xamante ni dëgg-dëgg Sénégal yëpp na ci am xoolal tey day gis ne des canaux à ciel ouvert la des canaux yi ciel ouvert la amul benn fi am kubéer ñaata danger moo ci nekk bëri na est-ce que amul sax ñoo xam ne daan nañ fa dee tax kenn yëgu ko yàlla rek xam est-ce que amul ay dof yu fa daanu sax dee te yéeguñ ko yàlla rek a xam parce que kenn xamul
canaux yëpp à ciel ouvert la benn tëjuwut loolu moo gën a tuuti xoolal salte bi nekk Kaolack depuis ñun bañ juddoo année 78 yi ba tey jii ma wax ak yow ñun gisuñ Kaolack visage bu changé moo tax may wax ne kan mooy changé visage bu Kaolack ak kañ lañ koy changé mais xoolal tey Kaolack depuis Ibrahima Seydi Ndaw di Jaraaf Ndaw nga xam ne mooy premier administrateur au Sénégal nekk premier maire avant l'indépendance jaar ci moom jaar ci Babacar Ba ba ci Madiayna jóge ci Madiayna ba ci Mariama Sarr bi ci nekk nii ñaata autorité yoo xam ne adduna bi yëpp a leen xam wax ma la kaw Sénégal mais adduna bi yëpp a leen xam ci nuñ mel fuñ jaar tey ñoo ñëpp jaar fi tey ba léegi Kaolack changé wul moo tax may laaj ci man ana kan mooy ñëw pour changer visage su Kaolack ana kan la défi bu rëy la atu yëpp am nañ ko ci côté infrastructure dara changé wul gisoo fi sax immeuble bu am 6 étages wala 8 étages boo xam ne lii état bee ko moom mais Kaolack ñaata bâtiment yoo xamante ni ne mais histoire am na fi defaruñ ko pour ñu mën ñëw di ko visiter xoolal Cheikh Ibrahim Niass rek tey buñ jëloon tey profité Cheikh Ibrahim defal œuvre Cheikh Ibrahim defal bibliothèque Cheikh Ibrahim mais site touristique la boo xam ne nit ñi dañuy ñëw di gëstu ci Cheikh Ibrahim Niass di delluwaat loolu ñoom ñoo ko doon def duñ xaar waa Medina Baye sax di ko def soo demee tey Fass état Maroc dem na ba jël Zawiya Fass téye ko ñi fay liggéey état bee leen fay léegi parce que gis nañ ñiy jógee fu ne di ñëw Fass di ziare ci par jour ñu jël ko gérer ko ba mu mën a amal njëriñ état bi mais di amal tamit njëriñ ñi nga xam ne ñoo askan ci famille Cheikh Ahmed Tidiane kon état bi su ma ne état mooy commune beeg yooyu yëpp les élus foog naa ne yaakaar naa ne atu yi yëpp ñoo ko gën a xam ndax lii ñëpp ko xam li may wax nii mais ana kan moo war a am dëggu volonté bi ak pare te liggéeyal Kaolack kese bañ a xool sa intérêt pour am sa ay avantage mais li ñu yàqal ñoom li ñu yàqal ñu Sénégalais ñun Kaolack waaye dañoo am des élus yoo xam ne man dafa mel nii daal liggéeyu luñ Kaolack mais dañuy liggéeyal pour seen côté politique wala seen côté personnalité je ne sais pas wala seen côté économique mais képp koo xam ne pare na pour liggéeyal Kaolack am nga atu yëpp pour liggéeyal Kaolack bokk ci dëkk yi gën ci dëkk yi bu gën a rafet bu gën a baax économiquement bu gën a baax ci lépp parce que atu yi am nañ ko kon daal maa ngi laajte qui viendra pour changer le visage de Kaolack asalaamaaleykum wa rahmatullah